seetaan Lamyn TV ñi nekk Sénégal ñi nekk si diaspora bi ñu leen di jaajëfal di kontaan si ñoom gars yi abonné bu ñu leen di wax ne abonné leen gars yi abonné ba pare ñu ngi leen di jaajëfal di leen di wax ne day leen di partager vidéo yi gars yi di ko gis waaw tey nag ñu ngi fii ci Mbodiène waaw gars yi xam ne que ñu toogal nag buñ déggee ñu ne ñu ngi Mbodiène dina leen xaw a jaaxal waaw ñu ngi Mbodiène seet si benn champion seet mu nekk xale nekk si lamb ji def lu rëy ñu koy wax Laga Ndong ñu ngi Mbodiène mais moom ñu préciser ko waa Fadiouth la Joal Fadiouth mais Fadiouth la dëkk waaw nekk ndaw nekk si lamb ji def ay jaloore bëre ak ay moromam jot a bëre ak ay magam def ay différence yi poids lourds yi bëre si ñi nga xamante ne genre ordinateur ay ñoom Doudou Sané am fu mu jaar ak ñoom ak ñeneen si biir waxtaan bi dinañ ñëw si loolu ñëw aussi ci génération am ñu si mel ni ay ñoom Karim bu Joal waaw ñoom Siaka ak yeneen gars yi nga xam ne jot na laale ak ñoom waaw mu wax ni aussi fan la jàngee bëre nan la ko lamb di duggee affaire yu demee noonu si biir waxtaan bi dinañ yaatal yooyu noonu yëpp mais champion bi nuyu nañ la bëgg nañ la. waa Lamyn maa ngi leen di fay di nuyu sénégalais yi yëpp waaw di leen sant tamit di sant suñuy ñaari waajur bu baax waaw di sant Yeesu Krista mi ñu yaakaar waaw ñu ngi jot ñaan ñu ngi ñaan te xam naa ne dañuy ñaan tamit Yeesu ñu ñuy dégg moom ak yaay bu baax ni nday ju sell lañu. mais ci nuyoo yi xaw naa laa présenté tuuti mais présentation gën na neexee ci lamiñu borom est-ce que mënoon nga ñoo wax ci tënk kan mooy Laga Ndong. waaw Laga Ndong de benn xale la rek bu juddoo Fadiouth waaw waa Fadiouth yëpp xamee ko ci turu Papa Ndong waaw ñu dem ba ci biir làmb ji nag ñu bëri di ma wooye Laga Ndong Laga nag làmb jee ko waral làmb jee ko andi tamit. waaw ba tey rek nga ne Laga làmb jee ko andi làmb jee ko waral mais surnom bi Laga Ndong fu mu jógee ak noo ko créé wala noo ko jëlee. non dama dëkkoon ak sama maam. waaw mu dëkk ci di ma wax ci fi ma bokk parce que nit ku nekk xam nga fi nga bokk waaw mi o tabor refum xaale ndimam i to ande o leyna faley o tabor faley fafak xano ley faley Laga Ndong waaw maanaam daal ku wax waxu tabor rek la ca des yëpp ca Laga Ndong lay ñibbi waaw te ba ma nekkee xale ba tey sama maam musuta wax ak man lu jëm ci waxu tabor ba pare te waxuma ci Laga Ndong loolu di nekk li ma poussé ba ma jël tur boobu def ko sama tur. donc Laga Ndong dafa nekk la nga xamante ni ci seen xeet la ci sa xeetu yaay nga jëlee foofu tur bi mu nekk tur boo xam ne aussi yaakaar naa jig na la bu baax a baax mais ñu bëggoon xam tey Laga lan moo ko dugal ci làmb ji. waaw làmb de wax dëgg neex yàlla doon naa ko ci ñaari côté sama côté yaay am na benn nijaayam su ma waxee Palmarin xam nañ ci tudd San Pierre Moussa waaw moom mbër la woon boo ñëwee sama côté pap samay cousin yëpp ay mbër lañ yàlla nag dogalul sama papa sax bëri na mais boobu xam nga làmb ni mu demee rek nekkul woon comme ñëw bëri nii ay drapeau lañ leen doon tegal affaire yooyu noonu sama papa nekk koo xamante ne dafay bokk ci làmb waaw parce que ànd na ak roi des arènes sama papa ma nga dëgg sama papa Bernard muy sama rakku papa kooku tamit ba ma nekkee xale ba tey maak moom ñoo nekk ci benn kër mu yar ma yar ju rafet yor ma yor bu rafet mais ci biir yar boobu noonu yëpp dama daan gis ay mbër di ñëw di jox kook moom ba mu leer ma ne li mbëri di wut mu ngi suñ kër waaw kon làmb ba ma nekkee xale ba tey làmb dafa nekk ci man waaw kër ga ma dëkk làmb dafaa nekk. donc loolu leer na làmb ji da nga koo doon mais à part ndono bi est-ce que amul ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo la inspiré ak nekkoon ay ñoo xam ne da nga leen doon gis bëgg leen ñu inspiré la ba dugg si lamb ji maanaam yow Laga bu doon wax ñan ñoo nekk ay idolam kan ak kan la ñuy limal. non loolu géej bi am na ndox la loolu ñëpp xam nañ ko loolu jar moo koy wax sax. xanaa boo ko laaj ci internet yi ñu wax la ko loolu kañ Mamady Ndiaye la. ki daa ko bëri Sénégal. boo ko ma dugal ci lamb. waaw tey su ma doonee mbër mun naa wax ne 50% yi moom la parce que ànd naa ko ay mbër yu bëri biir Fadiouth ñu mel ni ñoom Joos ak ñeneen ak ñeneen maa ngi leen di nuyu de passage ñoom ñëpp ay grands yu cool lañ mais Mamady kooku exception la ci biir gars yi dafa nekk nit koo xamante ne dafa xam li muy def bëgg ko ba pare te képp ku nekk ci wetam bëgg loolu noonu rek da la ciy jàppale da la ci conseiller teg la ci yoon. donc loolu aussi da ngaa doon lamb ji Mamady Ndiaye bokk si ñi nga xamante ne ñoom ñoo la inspiré mais balaa ñoo dem ci fi nga duggee si lamb ji carrément dañoo bëggoon xam Laga moom est-ce que def na école Laga est-ce que jàng na.
ah waaw jàng naa moom génération bi ku judd rek di nga jàng waaw xëy na ñeen ñi dañuy dem ba classe nationalité yi ñeneen ñi ci di nii parcours rek ñu bàyyi waaw mais man moom jàng naa moom dem naa ba war a defi terminal fekk nag foofu la ma làmb ji gën a duggee ma bàyyi lépp dawal làmb ji waaw parce que maa ciy waxtaan ak sa copain mu ne ma Laga moom dafa jàng def premier ba passé redoublé wul daaxuñ ko defuñ ko dara mu ne day au lieu mu dem defi terminal wuti bac mu ne day bàyyi jàng bi dem si làmb ji loolu nu mu demee noonu. non noonu la fa demee sax au début problème choix la woon parce que ñama jàngandool collège ak sama benn professeur bu baax monsieur Préra waaw xëy na bu déggee lii dina xam li may wax ba ma amee BFM dama ko newoon bu doon sama sago damay dem Dakar defi jàngi dem defi G quoi gestion voilà après bi mu waxtaan ak sama maam xam nga affaire nit ku jàngut rek neexut a expliqué ba ma ko waxee ñu foog ne comme dem Dakar ay affaire yow moo ma neex moo tax ñu ne ma déedéet da ngay toog fii waaw tax nag ma toog foofu après def seconde première par la suite nag ba ma demee ba bëgg a bàyyi jàng sama papa yóbbu ma Mbour ma def fa formation waaw ba ma demee nag di fa def formation hôtellerie laa def gestion hôtelière am naa ci CAP am naa ci BEP waaw di ci sant tamit sama waa école de formation ñoom monsieur Sarr directeur Critérium Mbour waaw sama ñoom copain yu bëri ñu tudd mel ni ñoom Ibou ak ñoom Binta Fall ni mu ko tajee ñoom day aji buy waaw. ok donc noonu la demee jàng nga dem ba premier bàyyi def formation waaw am ci say diplôme mais léegi Laga moom début làmb ji ak école bi parents yi est-ce que nangu woon nañ seen doom dem bàyyi wala sàgganee jàng bi dem di bëri affaire yooyu. waaw mais Lamine boo dégloo mbër yu mag yi sax ñu wax la mbër boo gis bëggul doomam doon mbër kon nag bëri dafa nekk loo xamante ne métti na ba benn waajur yéenewu ko doomam waaw mais ci biir loolu noonu yëpp samay waajur daan nañ bañ man sama maam moo ma njëkk a tere bëri waaw boobu xam nga rek ñi nekk collège di bëri làmb école yooyu noonu ma ci nuyu benn grand bu baax Jean Gabi yéen jaata saako ceeb bi ma njëkk a jël école koo ko teg waaw xam nga après ñuy dem sama maam di gis yooyu mais saa yu ma ñëwee kër gi bu ma waxee waxu làmb rek après daf may freiné ne ma jàngal parce que suba da ngaa war a doon dara te boo jàngee ci askan bi nga bokk faaw nga tekki mais boobu man maa ngi gëm ne sama tekki ci làmb lay nekk. gëmoon nga ne sa tekki ci làmb lay nekk gëm nga ko aussi ba tey yaa ngi ci mais léegi Laga mun nañoo wax moom fan la njëkk a takkee nga bu ne day bëri ci làmb. non loolu kañ ñoo jor la njëkkee. te keroog la gëj sax keroog laa gëj ñoo jor ba tey loolu histoire bu gudd la. ñoo jor nga njëkk a bëree daal. waaw maa ngi nuyu sama mbokk yi nekk sama waa kër gi ma daloon foofu sama mbokk yi maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp. maa ngi leen nuyu bu baax a baax gëj naa ñoo jor trop waaye jéggal nañ ma ko du tayef. ok waaye nekk ci tey rek yaa ngi gën a xam. mais léegi Laga moom fan la njëkk a jëlee drapeau ci làmb. waaw man Fadial la njëkk a jëlee drapeau waaw. boobu dañoo jógee Palmarin sonn ba ñu ñëw ba Fadial suñu paas bi jeex waaw mu ñëw fekk tombé foofu ak mbabat dem nañ ba di reer sax gars yi woote ne ñu ngi baare léegi ma daw ak sama saag bi dem njéem ne sama copain boo leen reeree ba pare ngeen fekk ma làmb ji waaw. donc Fadial nga njëkk a jëlee làmb mbabat mais Laga fan la njëkk a jëlee nag waaw sama nag bu njëkk nag Pointe Sarène laa ko jëlee. waaw sama nag bu njëkk Pointe Sarène laa ko jëlee. ban année la woon ak kan nga daanoon final. mu 2018. 2018 la woon làmb jooju. Pàccam bu Mbour moo ma daanoon final. fekk ñu tegoon ñetti nag. fa laa jëlee nag bu njëkk. après ci lañ teg 2 jours le 2 avril laa jëloon nag boobu. le 3 ñu dem 25 nag ya Fatick Zambala moo non waaw Zambala moo jëloon 25 nag yooyu. ma dem foofu daan parce que dama gëmoon ne balaa seen bi jeex dinaa amaat nag ba ma ñibbisee la 4 ba ma jógee Mbour sama papa jour yàlla na ko yàlla xaaree aljana nit ku baax kooku tamit sama làmb ji def na ci toll ni 50% wala 80 waaw parce que nit ki la yor këram di la defal lu nekk mosuma xam sëriñ kooku rek doon na billaay walaay mu jàpp ci bi ma ñibbisee Fatick mu luweel ma oto pour mu indi nag bi may indee nag bi ba fii nii boo jël ci la ma booy ne làmb am na su ma jumul Papa Man loolu Papa Man léegi ci laa
wax chauffeur bi ne boole ko sama benn cousin Nelson mu ngi Dakar maa ngi koy nuyu de passage mu dem jël sama saak bi Mbour bi mu ñëwee après ci lañ dem ci làmb Papa Man bi ma jël ko ci tam Serigne Ndiaye. ok donc loolu aussi leer na fi nga njëkk a jëlee nag beeg affaire yooyu mais la nga ñu gis ne bi nga demee ba bàyyi jàng bi 2018 2019 bi ci nga gën a concentré wu ci làmb ji bu dee gars yi suivre làmb ji sax mën nañ wax ne 2019 tu as été la révélation dem Dakar toj fa dugg ci dëkk Aliou aussi def différence année 2019 bi léegi yow mun nga ñëw defal bilan bi fan ak fan nga bëri ñaata nag nga am affaire yooyu noonu. bilan bi dina métti trop dina métti trop 2019 bi moom dara koy bëri nañ trop trop. mais su ma juumul Diouroup Ndoundour fa laa doon tijjee saison Diouroup Ndoundour laa njëkk a jël parce que ba may ñëw raw gàddu laa tijjee dama jël Diouroup Ndoundour ak seen ba ca toog ma jël Senghor seen ba ca toog ci laa ñëw Mbali daan final léegi ma toog ñaari semaines yoo xamante ne neex la wu ma làmb ba ko ñetteel non làmb ba ko juróomeel voilà ci laa dem bëri ji bëri poids lourd jël ko des ci saison bi bëri du ma raw gàddu. fan la woon poids lourd yooyu. poids lourd yooyu tey ne la woon Diouroup fa ma. poids lourd yooyu koo daanoon. poids lourd yooyu noonu ordinateur laa daanoon fi. ok jot ngaa bëri ordinateur ba daan ko donc daa mel ni bëri na nga ak yeneen poids lourd mais après dinañ si ñëwaat léegi ba nga jógee Diouroup continuer ci bilan 2019 bi. waaw ba ma jógee Diouroup dañoo ñëw Njaaroon. waaw ma jël Njaaroon ñu dem waaw dafa mel ni mbapat laa demaat feneen nu mu tuddati mbapat laa ñëwaat Fadial jël ko ñu ñëwaat Papa Man ma jël ko ba ma jëlee Papa Man ci biir scène boobu lañ tëgg làmb Joal bi 500 millions ñu tegoon ci poids léger mu jël ko après ma toogaat yeneen ñaari semaine xaw ma ñetti semaines yoo xamante ne neexul tamit ñu dem Dakar ma perte quart de finale foofu ñaari quart de finale yu tegalantoo noonu laa defaat ñu ñëw Ndofane ma jël ko ci Mbégane jël Loul Sessène jël Diofior jël Djilas finalu Ndof daanu ma dem Yaayem boobu saison baa ngi wax jëriñ ma dem Yaayem may fa maam diggante raw gàddu semaine ba ca topp ca laa jël njaan mais boobu noonu sama benn copain bu baax Jean Makan maa ngi koy nuyu de passage dañoo toog suñu kër di wërante xam nga rek entre copain boo leen di ànd doon génération ma koy tooñ maanaam bu da ngaa ñàkk ambition dégg naa ba ngay dem ci làmb ji keroog dama ne woon dinaa sës ma ne ko loolu bu waxu champion da ngay wax ne su ma demee ci làmb ji dinaa ko jël mu ne ma ah la ma waxoon def naa ko ma ne ko waaw la nga waxoon dem nga ko ma ne ko waaye boo buggee dégg dëgg suba ñëwal njàng làmb yu wër njàng yëpp maa leen jël suba may jël njàng mbër bu mu neex nag ci àdduna na nga ñëw keroog bu subaa njàng mais maa koy jël di nee ba ci suba sa mu jël avant ma àgg suñu kër mu woo ma téléphone ne ma champion ma ne ko waaw man ma dégg naa yaa jël njàng ma ne ko ambition la voilà donc loolu aussi am na solo lépp lu waaye di yëngatu rawatina làmb ji da ngay gëm sa bopp am ambition xam fi nga jógee xam aussi fi nga bëgg a dem loolu am na ci solo bu baax a baax mais Laga comme ni nga ko waxee da nga nekkoon bëri poids léger mais da nga doon bëri poids lourd waaye ba tey sax da ngay bëri poids lourd lu bëri même si man sax ci groupe WhatsApp yi des fois gars yi dañ koy waxtaan naan Laga dafa yàkkamte làmb ji day dem di bëri poids lourd yi mën na bëri si moromam yi waaw parce que aussi am na ay poids lourds yu bëri ya nga xam ne jot nga laale ñoom balaa ñu ñëw ci sa génération sax foofu la ñuy njëkkee parce que loolu aussi daa doon la nga xam ne dafa am solo ci poids lourds yi mu bëggoon xam kan ak kan lim nga ordinateur léegi avant ordinateur kan ak kan nga si laaj ñeneen. waaw balaa ma tontu ci question boobu noonu sax waaw ma leeral amateur yi dara rek dama leen a bëgg a laaj ndax boo xëyee tey samedi def dara jigu la nga xëy dimanche def dara mu jig la bu semaine prochaine nooy def. la nga defoon dimanche. nekkul bañ a bëre tànk mais dama dem ba toll ci benn côté boo xamante ne loolu sax sama papa Pajo ak sama frère yi nekk Mbour mun nañoo seede loolu dama daan xëy samedi takk sama ngéem dem bëri ji tànk su ma demee daan premier tour wala lamb ji bu fanaanee ma daanu te ci jour boobu su ma continuer poids lourd jël ko père na ma sa wërsëg nekkul ci tànk yi demal bëri ji poids lourd ma dem bëri ji poids lourd ba ma demee nag ba xam ne sama wërsëg nekkatul ci poids lourd parce que man aw ma drapeau man su ma neexee suba ma dem bëri ji raw gàddu aw ma drapeau
du ma bëri poids lourd du ma bëri tànk du ma bëri raw gàddu fu ma neex bëri. ok loolu leer na mais ñu ñëwaat ci question bi poids lourd yi nga jot a laalanteel si làmb bi. poids lourd yi ma bëriwul ci làmb ji bëriwul de. te yàlla sutural na ma ci. ñu bëri ci ñoom ba mu des ordinateur. sama premier combat dama leen daan. sama premier combat ak ñoom dama leen daan. muy kan ak kan. Ibou Ndiaye Diofior. waaw Reug Reug séddee na ko. sama grand la bu baax sax moom Ibou maa ngi koy nuyu bu baax sama ful boro la. waaw dañoo bëre kaw nag boobu sax damaa daanoo ci tànk yi comme li ma lay wax rek. ñu bëre. léegi ñu biñ bëree noonu combat bi am litige. mais ñu bëri ci làmb ji xamoon nañ ne man maa daan. arbitre jox ko jël. su ma doon arbitre sax noonu laay def. xam nga lu tax. jëmm ji la. arbitre daf ma xeeboon ak poids lourd yi nekkoon ci làmb ji. ba pare moom bi mu jaalee tamit def na lu tax mu jàll. parce que après neexal na làmb ji. à part Ibou Ndiaye. à part Ibou Ndiaye. général Malika. général Malika foo leen bëre. Diofior. nu mu demee woon. non maa ko daan. daan général Malika. Toubacouta aussi dégg naa ci ay wax bëri ngeen ñaata yoon ngeen bëri ak moom. Toubacouta daan na ma benn yoon. du ma wax nag ñaata yoon laa ko daan. lu tax doo wax ñaata yoon nga ko daan. non daan na ma benn yoon. waaw yow nga daan ko ñaata yoon. non loolu kañ. ñaari yoon. mbër yëpp du ma lim. Alfred dañuy wax ci suuf ñaari yoon nga ko daan de. non man du ma lim benn mbër. non du question lim sax dañuy waxtaan di leeral aussi parce que. non dafa baax aussi nit ñi xam kan mooy Lac ak lan la def. waaw léegi aussi ku ci mel ni Doudou Sané bëri ngeen. Doudou Sané bëri nañ. waaw daan na ma benn yoon. waaw yow nga daan ko ñaata yoon. non du ma ko wax pour ñoom ñëpp. mais ñoom daal poids lourd yi ñi nga bëree yëpp sa premier combat ñoom da nga leen daan. maa la wax lii. ok ba tey si loolu noonu comme ni ko gars yi di waxee Lac loolu aussi remarque bi gars yi def nañ ko te yow aussi yow loolu nga gëm moo tax nga bëre poids lourd muy Lac dafa fort ci poids lourd. Lac dafa fort ci poids lourd mais secret bi lan la Lac buy bëre ak moromam yi ay raagadu ay tànk ñu koy daan premier tour deuxième tour te bu demee si poids lourd di leen di defaral bagage di finaalu di jël. non secret bi lan la. ba may bëri samay morom. waaw ñu may daan. waaw. dafa fekk affaire yi nekkatu fi rek. maa la wax lii dafa fekk wërsëg bi nekkatul ci dara yooyu. waaw moo tax ba may bëri raw gàddu am sama morom dama daan raw gàddu ak boobu loolu ñi fi nekk yëpp mënuñu ko seede. ñoom ñëpp laa daan te ci ñooñu ñuy lim ñooñu ngay wax ne daan nañ ma ci mbëru tànk ak mbëru raw gàddu yi comme ni ma la ko waxee ci poids lourd ñoom ñëpp maa leen njëkk a daan ñenn ñi dem naa ba am ñenn ñi am naa ci ñoom 6 jël ñii 7 ñuy door am jël man nag damaa nekk mbër boo xamante ne mbër yëpp samay gànni du ma lim kenn yàlla naa la daan 100 du ma la ko lim xamante ne suñu biir. ok léegi ku ci mel ni Ngor Ndangaan. non Ngor sama grand bu baax la. waaw kooku ku bëroo la moom itam kooku. waaw daan naa ko. daan na ma ñetti yoon. waaw ñetti yoon la ma daan benn yoon laa ko daan. waaw kooku moom dama koy wax te yàlla tax ndax sama grand bu baax la. borom xol bu rafet la. ok mais question bi mooy secret bi lan la contre poids lourd yi Lac ni muy bëre ak poids lourd yi di leen di daan affaire bi lan la. waa secret bi nag du leneen de. bu may def 5e laay contre ak ñoom Mamadou Ndiaye ñoom Ngor Ansu ñoom Babou Yàgg ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu de passage et ñoom xam nga loolu kese la yàgg bëri ak ñoom yàgg bëri ak poids lourd loolu la koy secret bi. donc Lac dafa yàgg bëri ak ay poids lourd yaroo dëkk Fadiouth yaroo fa daan bëri ak ay champion yu mag a mag moo tax dafa tàmm daal bëri ak poids lourd. ci loolu sax. Ndiol Ansu ma wax la tuuti ci moom. Ndiol Ansu daa ko bëri buub amul. non Lagandong daa ko buub amul. foofu rek la jóg ak yeneen nag lay ñaan Mamadou Ndiaye nañu xool daa ko buub amul. Lagay daa ko buub amul de. parce que daa nekk la nga xam ne dañ koo tarbiyu ci say leçon la. leçon buñ jàng la rek. te loo jàngul doo ko récité. foog naa ko de. boo jàngee récitation ma yomb. foog naa ko de. léegi Lac bu ñu jógee si poids lourd yi dañuy ñëw nag léegi si sa génération Lac mun nañoo lim ñan ñooy génération parce que yow mi nga xamante ne yow yaa bëree ak ñoom yow yaa leen gën a xam pour nit ñi xam tey nee nga doo mbëru poids lourd doo mbëru tànk waaw doo mbëru raw gadu mais pour nga wax ñu sa génération maanaam ñi nga débuté ndoo par exemple tey nit ñi buñ lay classé ñu mun a xam Lac ñii ñooy ay moromam parce que dañu li ngay yéeg di wàcc day dem ba gars yi duñu xam sax yow ban niveau nga nekk mais boo ñu mënoon limal ci sa génération ñi nga débuté ndoo
wala ñi nga xam ne yéen a bëree ndoo raw ko di ñan ak ñan la. ah ñi ma bëree loolu moitié bi ñu ngi bëri tànk. ñi ci ëpp yëpp ñu ngi bëri tànk. kenn rek laa jàpp ne xëy na at ba may bëre raw gaadu mu ngi doon bëri raw gaadu. instant bi raw gaadu tudd muy Doudou Sané. moom tamit champion la. voilà bëri moo ko yóbbu foofu. léegi ñeneen ñi ci des ban génération la. ñeneen ñi ci des ku ci mel ni Karim ay ñoom mi Ndiol. Ndiol bu Joal. waaw boo demee xëy na côté Diouroup. ay ñoom Saliou Thioune. ay ñoom Mbaye Ndiaye. ñooñu daal laa fi nekkal génération. waaw ay ñoom Boucar Seck ñooñu sax. bu ñuy bëre raw gaadu. boobu man bëree bu ma boobu maa ngi école. mais après danañ ba dabante. waaw bu dee demee côté Mbour ay ñoom Siaka ñoom Modou Baye Fall. ñoom Mbour ak Ndambi ñun ñoo nekk génération. donc génération boobu moom mooy bu ñoom Waly Thiang bu ñoom Ndiangar bu ñoom Barage bu Bawot ñoom Babou Sarr Diofior. waaw génération bu neex bi ñu ngi si tànk yi di def lu neex ñu ngi leen di xaar aussi si wàllu yi fii ak 2-3 ans lamb ji leen neex ndax gars yooyu yëpp ay bëreekat lañ te wane nañ ne bëgg nañ lamb ji mais ñu bëggoon xam fi ñuy débuté mooy fi nga dëkk diggante Laga Ndong ak mbëru Joal yi wala moromam yi Joal mën na ko ay combat yoo xam ne ay combat derby bi lay doon lamb yi day métti affaire bi lan la. waa derby la ci biir lamb ji. waaw ñun ñëpp ay gain lañ ci biir. ci biir lamb ji nag. lamb moo ñu indi bëri moo ñu indi. ñun ñëpp xamante nañ. ci ñun ñooñu ñëpp dañuy mayante paas. waaw di defante lu nekk yenn saa yi ñu bëri ba xeex te bu jeexee rek ñu mayante paas. mais derby nag diggante Joal ak Fadiouth dafa yàgg. waaw ku seetaan l'an 2000. ak Mamady Ndiaye wala Dimle ak Mamady Ndiaye Joal. kon bu ñu la nee Laga Ndong ak Karim wala Laga Ndong ak Ndiol wala Laga Ndong ak kii Ndiol. da ngay xaar combat boobu. day mel ni ay revanche par procuration. voilà. loolu leer na donc ñu bëggoon xam nga ñëw say combat diggante yow ak Karim parce que Karim tamit nekk na benn booy boo xam ne dafa aussi poids léger yi bëri ngeen ñaata yoon. Abdou Karim bi bëri nañ 3 fois. waaw léegi combat ni mu demee woon. ah waaw métti rek. waa derby moom derby la rek. waaw affaire yi moom mooy loolu. ku ëppale lépp daan. non affaire yi nay leer rek ñaata nga ko daan ñaata la daan gars dañuy waxtaan. non musuma daan. waaw léegi Ndiol bu Sana aussi say combat moom day tar. Ndiol bu Sana benn yoon la ma daan. bëri nañ 4 fois. waaw léegi 3 yow yaa ko daan léegi ay Ndiol bu Sana ay Mbir Ndiol moom tamit mu ngi def effet ci affaire yi Mbir Ndiol ñaata yoon ngeen bëre. Mbir Ndiol ñaari yoon lañ bëre. daan na ma benn yoon ma daan ko benn yoon. match nul la mu ngi xaar revanche loolu combat bu neex lay doon. waaw ay ñoom Maxaya ay yeneen gars yi ñoom El Hadj Ndiaye ñoom bëri nga ak ñoom. ñooñu ñëpp bëri na ak ñoom. waaw lu baax nga xool gars yi. waa ñoom ñooñu ñëpp bëri na ak ñoom. waaw. ok léegi bu ñu demee côté Mbour bi aussi Siaka moom léegi dem na mais sa combat ak moom daan na nekk ay combat yoo xam ne da doon tax Siaka ñaata yoon ngeen bëri. sama doom de. waaw Siaka bëri nañ ñetti yoon. waaw bëri nañ ñetti yoon. léegi mu demee nan. musuma daal. donc sa génération aussi def nga ak ñoom am na foo jaar ak ñoom. mais ñu seetlu benn affaire ku ci mel ni Alpha Kor Fatou Cheikh Tidiane Niang. waaw ay morom ngeen wala bu dee si lamb ji moo leen xaw a jiitu tuuti ndax tur beeg affaire yooyu noonu drapeau chef de l'État bi waaw ñu gis ne bëre ngeen ñetti yoon. mais si ñetti yoon yi des fois da ngay dem ba jekku ba ñi nga àndal am yaakaar ne Laga da koy daan mais da ngay far daan loolu nan la. non lamb la rek. lamb la rek nit jekku na ma sa boppam ne dina ma daan ko. noonu la fay demee rek. moom itam champion bu mag la. waaw ku méttee bëre mais nag dafa am loo xamante ne moo nekkoon ci combat yi te yàgg ma koo seetlu. voilà à chaque fois man maa doon bëre. te dem naa nit ñi def nañ ma reproche boobu noonu. taxul woon ma gis ko ma dem ba gisal ko sama bopp xam ne à chaque fois man maay fekk ji man maay bëre ji. ok xëy na erreur bi fa la nekk. waaw yow yaa doon bëre ci sa biir bëre mu nax la daan si. mais sa bon combat ak moom moo gën a métti. non wax dëgg neex yàlla nag. suñ combat yëpp benn combat métti ci xam nga lu tax. ñaari bërikat buñ dajee rek. xaaral ne balaa à la seconde près jël day am. waaw suñ combat yëpp bu Dakar bi nag laa jàppale woon ne mun na maa daan. ndax la. non dama foogaloon ne mun na maa daan. mais loolu est-ce que des fois nag ne bokk na ci lay daal parce que bëreeg nit ku wóolu boppam jóge këram ñëw si làmb ji ngay bëreeg moom ne mënul laa daal. mbër yëpp lay daal. am na foo xam ne boo ko tollee ci làmb. day mel ni xabtal. du question ma xeeb ko. Kor Fatou xam naa ni mën ci bëre. champion la car macha allah. nekkul xeeb ko ci bëre. mais da ngay toll foofu ci làmb
am na foo xam ne boo toolee foofu ci làmb da ngay jàpp ne lu taxaw sa kanam rek da nga koy jëlee surtout boo nekkee sa at loolu war nga ko seetlu xoolal Doudou Sané ni muy def jamono ji prix mu dox sa kaw gëmul ne kenn mën na koo daan pourtant day daan làmb demee noonu. voilà donc ñoom côté arrondissement fi nga bi ñoom Ndiangar ñoom Waly aussi man ñoom ñu laale nga am ñoom. waa Ndiangar bëri nañ mu daan ma. benn yoon boobu lañ bëri mu daan ma. Waly Thiam damaa jógee raw gaadu daanu quart de finale. dellu tànk. mu daan ma demi finale moom itam benn yoon boobu lañ bëri. waaw léegi Farabu Ndianda mu nekkoon ay combat yoo xam ne aussi ay combat derby la rek parce que diggante commune Joal ak commune Nguéniène benn la Ndianda ak Joal ak Fadiouth benn zone bi la yaa Fara ñaata ngeen bëri. Fara bëri nañ 4 fois. waaw léegi 4 fois yi ñu demee. non du ma ci wax waaye. saa waay yaa ngi taw débat bi non affaire dafa war a leer quoi. non non ñooñu ay champion lañ ay champion lañ. Fara ñëpp xam nañ ko ci làmb. Fara tur bi mu am ci làmb sax aw ma xaaj bi. waaw loolu bëri moo demee noonu rek. moom daanaanu bëreekat la. maa la wax lii. waaw. di ko bëggee waa Ndianda yëpp mais ñu bëggoon xam bu ñu jógee foofu si gars yi nga xam ne bëri nga am ko combat yu neex ñu nga daan leen ñu daan leen ñu bëggoon xam Laga ñan la jàpp si génération ñoom ñoo ay bête noire ñoo xam ne bëri nañu bëri waat mel na ko non loolu kenn laa la ciy def bëreetul sax étudiant la Gambi la tudd dëkk Palmarin daan na ma ñetti yoon ak sama nijaay Abou Assef daan na ma ñaari yoon waaw Abou Assef sax du ma ko lim ci bête noire parce que làmb ngi ci kanam waaw moom itam champion bu mag la maa ngi koy nuyu de passage ak Gabi xëy na jàng bee ko gën a mais mbëri mënuñ ko def 3 fois la ma daan mosuma koo daal. ak Alpha Korfa dañ ko siy boole ndax daan na la ñetti yoon. daan na ma ñetti yoon mais bokkul ci bête noire parce que làmb ci jeexul. waaw voilà. non fi ñu toll nii la ñu lim quoi. non fi ñu toll nii ñetti jël la ma am daan moo ko. waaw waaw mais loolu du bête noire. waaw xam nga lu tax du bête noire. jeune la may jeune. waaw làmb yi des na suñu kanam. bu ñu waxalee yàlla war nañoo mën a defal lu ëpp 10 ans suñu kanam de carrière. waaw ëpp na ko. voilà waaw kon ci 10 ans yooyu noonu tendance bi mun naa renversé wu. ok waaw exemple bi ma la ciy jox. Baba Ndo wax nga ci diggante raw gaadu ak poids lourd Baba Ndo daan na ko 5 ba ngam ñëwee poids lourd ci benn at daan na ko 5. ñu toll làmb demee noonu. waaw loolu aussi lu am solo la mais ci génération bi am ñoo xam ne jotoo bëre ak ñoom boo doon lim ñoom sax dëgg la. Babou Sarr jotu ñoo bëre. Babou Sarr jotu. waaw Babou Sarr jotu ñoo bëre. ay ñoom Mbine Diap booy yooyu noonu jotu ñoo bëre. parce que boo seetloo li muy bëri arrondissement bi. ak li muy bëriwul. waaw foofu nag du ma accuser kenn. mais amateurs yi nañuy xool bu baax. bu combat jaarulee yoon bu leen jaralee génn lamb ji dañ génn lamb ji parce que arbitre ci arrondissement bi des fois seen combat yi ñëpp a ciy teg bët ni muy demee ñëpp xam nañ ko. maanaam arrondissement fi mu la ba jox yoon ba lul seesee. amateurs yi bu ñu ñëwee ci lamb ji gis loo xamante ne arbitre da koo teg mbër te neexu leen. mbër yi bu waxee dañ koy aj amateurs yi nañ génn lamb ji ñu xool. lamb ji mbër yi la ak amateurs yi habitude duñ ci dara dañ leen di fay. nekkul ma leen di manqué respect de jox naa leen respect ba mu mot mais des fois da ngay ñëw ci làmb arbitre di la yóbbu mu nekk loo xamante ne rafetul parce que ñun bu ñëw ci làmb yi arbitre di ñëw boo déggee arbitre rek mbër yaa fa taxaw dafa am loo xamante ne nag dañu ko war a delloo dañu koy delloo mun ngaa ñëw wax mbër bi normal doo ko yuuxu doo ko def dara mu déggal la mais sa moroomu góor surtout koo xamante ne dafa ngeem ñenn ñi naan seen i xabtal ak leneen nga ñëw yuuxu ko da lay yuuxu. waaw loolu dëgg la. man nii sax suñu kër fii ba ma fa fekkee ba ma yuuxu la parce que xaw ma loolu suñu waa kër dañu may yuuxu. donc message bi leer na yéen arbitre yi aussi ngeen bàyyi ci xel xam ne mbër yi seen i frère lañ seen i jarbaat lañ ngeen xam ne ngeen di waxtaanee ak ñoom waaw communication bi ngay jaar yoon quoi dëgg la nag ay nit ngeen nit ku dul juum amul mais aussi juumaat day niroo loo xamante ne téye la mais yow aussi mbër yi ak arbitre yi ñoom ñoo far seen biir ak amateur yi ñëpp si lamb ji la ñuy nekk te ñoom ñëpp aussi yaakaar naa ne jëmal lamb kanam moom lañ bëgg. mais dama bëggoon ñëw ci benn beneen muy Sokh Papa Ngane sa combat ak moom nit ñi dañ koy xaar parce que da ngeen xaw a niroo bëre lank yi demee noonu jël tànk yi te daa mel ni mosu leen bëre. non man damay dégg loolu ci làmb sax. waaw damay dox ci mbedd bi nit ñi di ma wax. te sa combat ak diw sa combat ak diw. yàlla ñu ci yàlla yóbbu rek. nañu ci ndam itam. loolu rek laa ciy wax. ok léegi bu ñu jógee foofu noonu mun nañoo xam Laga moom ñaata nag la amagum si làmb bi.
nañ bàyyi loolu waaye. nañ bàyyi loolu. bàyyi bu sedd waaw. bu ñu wax ci nag yi. xam nga lu tax. jamono ji fi mu toll la. waaw boo nee ci nombre drapeau yi. boo nee am naa tant de nag. waaw nit a ngi jàpp fële ne. doo ngi lu toll nii ci xaalis. te demee fa noonu. voilà xam nga yenn saa yi sax dañuy soxla soutien. mais duñ gis. ñu jàpp ci yàlla ak le peu qu'on a. waaw ñuy jéem rek. di dem di def suñuy affaire. yenn saa yi nag mu sotti nga gis nit ñi. mais bu méttee. yàgg say moyen de bord yaa ngi ànd di dem. mais Laga fi mu tolloo nii est-ce que mu ngi compter drapeau parce que des fois gars yi dañuy dem si làmb di ñëw di noter. compter wu ma drapeau yi de. waaye xam naa ne su ma motalee 70 bu ko ëppul. man ko wut de. waaw. ok loolu leer na mais ñu bëggoon xam Laga ak fi mu yemagum si làmb ji mun nañoo limal ñaar ba ñetti lamb yoo nga xamante ne marqué nañ ko torop mu nekkoon ay lamb yoo xam ne daa neexoon ba moom ba tey fàttewu ko. non lamb yooyu noonu bi ci njëkk lamb Joal la mooy lamb Joal bi may jël bi ñu tegoon 500 000. drapeau du cinquantenaire. drapeau du cinquantenaire bu Joal. loolu lu tax mu marqué ma. sama papa dafa ñëw ba ci fi may ngémboo. defal ma li may defal ma ngémbu dem ci lamb ji. ñu bëre ma jël làmb ji ñu ñëw ba ci oto bi mu ne ma taxawal ma taxaw mu ne ma ndax mbër ñëwul ba ci kër ga benn ancien gloire ne ma ndax ñëwul ba ci kër ga ne la mënoo doon mbër boo jëlee làmb ji boo jëlee làmb dof ma ne ko ankay mu ne ma ndax gisoo ko ci làmb ji ma ne ko ankay mu ne ma loo koy wax ma ne ko aw ma dara lu ma koy wax mu waat ci yàlla ne ma su ma doonul woon mbër mu rus xam nga lu tax ne na sama yaay ba ma ëmbee dafa romb ci kër gi mu woo ko ne ko jo mu ne ko waaw mu ne ko gis nga mari kii dafa ëmb te doom bu góor lay am te day doon bëri lu ñu wax avant ma juddoogul sama papa jour boobu la ma ko ñu ko wax bugguma woon encouragé ci làmb waaye keroog la ma wax lu tax ma mun a bëri ci biir làmb ji itam ñu am ay combat yoo xamante ne biñ bëree ba quart de finale moo war a desi demi finale ñu des 4 personnes su ma juumul man Fadiga Sidi Kalab Kalab xaw ma ak kan ak Mindiol ñu tiiraat ma maag Sidi Kalab Kalab Fadiga kenn nooyeetu parce que Sidi moo la ëppoon ci gabari affaire yooyu. non nekkul ëpp ci gabari sax. mais dafa mën a bëre ñëpp xamee nañ ko loolu man nii sax xam naa Sidi ci bëre. Sidi itam ba mu ko daanee ba mu ñibbi Palmarin xamul ne. booy ba mu doon gis. muy ñëw Palmarin di ànd ak ñoom. moo ko daan parce que maa ngi di gaaw. léegi demi final nga daan Sidi. ma daan dem bi ma ko daanee demi final waa Fadiga gëmmuwuñ ko woon. waaw parce que pour ñoom. foofu mooy doon sama wërsëg foofu la yem ci làmb ji. ma daan Sidi. yàlla dogal ma bëri Fadiga. daan ko ma daan ko andi jël amul. waaw ñu bëriwaat ma daanaat. daanaat ko waaw. donc lamb jooju mu nekkoon drapeau du cinquantenaire bi commune Joal di am 50 ans. ñu leeral ko nga jël poids léger yi léegi à part boobu ban beneen lamb la ñu si mën a tegal. lamb ba ca tegu. lamb Diouroup la woon. boobu damaa daanu final sax. waaye dafa bokk ci lamb yi ma marqué. waaw nu mu demee woon. parce que lamb jooju. dañoo bëri ba di ñëwee ba war a defi final parce que foofu boo leen bëree raw gaaju boo leen bëree 2 premiers jours yi dañ koy jeexal ba mu des. ba mu des final bi. léegi sama papa jógee moom ñëw seetaan si final bi avant ñoo ngeem mu ne ma champion ma ne ko waaw mu ne ma dégg naa lamb ji kenn musu ko jël ñaari yoon yu teg lan toog waxatuma la nag nga final ko ñetti yoon. waaw boobu dama ko jëloon daanu ma woon ma ne ko père mu ne waaw ma ne ko jël naa ko benn yoon ñëw ñaareel daanu mu ne waaw ma ne ko bii dama koy jël mu ne ma la ma ne ko dama koy jël mu ne ma boo ko jëlee bu déwénee bu ñu tegee làmb ji dinaa ci jël benn drapeau ne la ñu tuddee ma drapeau at ba dellu si ñu tuddee ko poids lourd ni yàlla di dogalee nag mu ñëw bëree tànk daanu premier tour léegi ma ne leen maa ngi ñibbi ma ñëw ba lu see seen fanaan ñoom ñu jàpp ne ñibbi naa Mbuur ci suba sax ma dem Ngoy damaa jékki-jékki sama paa woo ma téléphone boobu làmb Ngoy bi jeex na sax ba mu jël ko mun mu waaj Diouroup yaa ngi jubilé dañoo dégg ne yow yaa jël làmb Ngoy bi te yàlla xam na ne fi ñu yendu lu see seen dama wax sama booy ne nañ dem làmb Diouroup ba dama koy jël ñu ma déedéet làmb ji ngis Ngoy la ma ne leen lu see seen su ma Diouroup su ma fa ngéemoo tey dama koy jël mais xam nga làmb du mbiru benn nit voilà ñu nekk 4 personnes ñoom ñëpp ne nañ leen Ngoye ma ne leen takk leen fekk du ñu dem Ngoye
ñu def noonu dem Ngoye noonu la fa dem. donc ñaari lamb yooyu marqué nañ na torop mais buñ fa jógee dañuy laaj Laga ak suñu tollooguñ si lamb bi fan la daanoo jël ba nga xamante ne tey moom saa yu ñëwee ci xelam day am lu ko métti ak kan moo ko daan. waa jël boobu noonu nekkul mu métti ma sax mais fi mu amee la. bi ma korfaate di daan deuxième fois. demi-finale la woon lambu Joal. moom Cheikh Tidiane moom Cheikh Tidiane te boobu sax am na fuñ jaar wala am na fi ma jaar ba ñëw waxal dama boo dajee Cheikh Tidiane bu bëri moom parce que ay kilifaam lañ doon sama kilifa. mais bañ ñëwee ci làmb ji waxtaanuñu waaw ci ñàkk waxtaan boobu nag ñu bëre mu daanu ma nangu ne daanu naa mais li taxoon mu gën a metti après damaa ñibbi waa Fadj di ma woo naan ma làmb ji laa maye voilà. te nga bëre ko daanu. non parce que tamit dafa am foo xamante ne dañ ma faa tegoon jàpp ñu woon ne comme mun naa ñëw ci géewu Fadj ak bëre bi ngay bëre ñëw ko foofu daanu. xanaa jël bi dafa xawoon yomb tamit. non sax comme ni ma la ko waxee rek bëre ba daanu rek parce que li waral si bi yëpp maa ko def. donc loolu leer na buñ ko jógee ci li ñu commencé moom laay revenir Laga moom waa Fadiouth la ñëpp xam nañ ne Fadiouth la dëkk mais Laga bàyyi ak yitteem yëpp ñëw toog fi nga xamante ne moom mooy Mbodiène toogaay boobu Mbodiène lan moo ko waral. non nekkul toog Mbodiène sax toogaay bi de temps à autre la rek parce que yenn saa yi damay nekk Mbour sama kër papa yenn saa yi ñu nekk fii nii waaw mais tamit dama dem ba toll foo xamante ne xëy na dama gis ne su ma génnul Fadiouth sama làmb mun naa cadence bi moom instant bi mënoon na yéex waaw moom la ko dem. léegi ñu bëggoon xam yow sa relation ak ki nga xamante ne moom mooy Alfred li nga xamante ne yaakaar naa da ngeen bokk ak boo xam ne da ngeen nekk seen léegi comme ni ma ko waxee dañoo gis ne danga jóge fee ñëw fii nii nekk ci ki nga xamante ne moom mooy Alfred léegi yow sa relation ak Alfred nu mu demee ak lan ak lan moo sookee ba nga mun a bàyyi say yite yëpp wala bàyyi ñëpp ñëw nekk fii si moom. waa Alfred nag école moo ñu boole wax dëgg neex yàlla école moo ñu boole léegi ci biir école boobu noonu yenn saa dañ daan tooñante maak moom ñu naan boo ñëwee Mbodiène ngay bu ñu la jàppee dañ lay daan affaire yooyu noonu par la suite nag laa ba tëgg Mbodiène ñu teg ci benn télé ma ñëw jël ko fa lañ commencé ànd maak moom saa yu làmb amee mu may woo ñuy ànd parce que dem na ba tool foo xamante ne maak moom wala biir Fadiouth su may bëri ji su ma yëkkatee sama saak mu gis kenn parce que boobu gëmaguñ li may def mais bañ demee ba gëm li may def man itam ma xam ne ba muy nakari di moo fi nekkoon ma continué di ànd ak moom. léegi école moo leen boole ngeen di ànd si làmb yi moom bokk na si ñi nga xamante ne dañ laa njëkk a gëm bay ànd ak yow moo tax nga bàyyi sa yite ñëw toog si moom ak lan nga si mën a yokk leneen. waa du moom dong sax du moom dong ku ci mel ni Fallou Galas ak sama beneen copain kooku noonu nag laa gën a yàgg boobu ñuy bëri ay warga ak suukar sama diggante ak yàlla muy ànd ak man rek Gabriel Senghor la tudd maa moom ñoo maase ba ñuy bëri warga ak suukar lay ànd ak man dafa dem na ba commencé jàngi métier di liggéey samedi ak dimanche mënatuñoo ànd voilà fekk nag ma Alfred xamante ne ñoom Fallou Galas ñu mel noonu sama benn copain Raphaël jour bi may daan góor a bas première fois moo war a defi composition lundi mu fekk ma suñu kër ne ma nañ dem laa mën doo fan ma ne ko saa yaa amoo paas pour bañ a dem rek mun mënoo nañ dem paas bi du problème am naa paas kooku maa ngi koy ñaanal yàlla ndax xamuñ fi mu nekk mais bu dee réer kese la yàlla na feeñ parce que man gëm naa loolu gëm naa ne demut ngir ñun ba tey yàlla dina ko feeñal ci kattan. léegi ñu bëggoon xam sa diggante ak Alfred ban anecdote nga ñu mën a jox benn action boo nga xamante ne yaa moom tey marqué na la trop mu dem si wàllu làmb bi. non loolu noonu nag dañ doon wërante quoi wërante la woon rek ñu xëy suba si mën na ko jël naa làmb tey mu ne ma nag bi nii la mel ma ne ko déedéet mel noonu nii la mel loolu daf ñuy faral di del maak moom
waxal affaire yi mu leer. non daf ñuy faral di kan dem moo gagné woon. dañuy xëy di wërante ci làmb waaw wala ñu dem bëri ji ba ñëw mu ne ma noo daanee bi ma ne ko nii laa ko daanee mu ne ma déedéet kon yow bi ngay bëri ne ko fi woon nii nga ko daanee ma ne ko déedéet waaw ok loolu daf ñuy faral di dem ak moom mais si nag bi. loolu day doon lamb joo xam ne yegg seegul ngeen yow fajar nga ne ko jël naan nag bu mel nii mu ne nag bu mel ne la. waaw ok donc liñ ci mën a déduire moom des fois da ngeen di tëdd gis lamb yi. ah waaw loolu de moom mbër yi ni dal bëri na de ah man de keroog de dal na moom waaw mais bi ngeen waxee nag bu xonk wala bu ñuul kan moo gagné yaa ngi non waa ji maa koy duma saa ñu warante maa koy xam na ci dara sax saa ñu warante maa koy duma ok léegi léegi Fallou Gallas aussi nekk ka nga xamante ne sa nit la Fallou loo ñu mën a wax si moom. non kooku yàlla laa koy bàyyi voilà su ma ko doon décrire damay naan sans faute voilà kooku yàlla laa koy bàyyi dafa jàpp te ba mu jàppee ba tey baabul nekk nit boo xamante ne jaral naa ko lu ne Fallou su ma ko woowee sax yóbbi ko guddi sax mu def mun na nekk sax loo xamante ne comme damay toog fii mun koo jot su ma ko nee Fallou Gallas kaa jox ma lii mu jóg yomb ma parce que li ñu dund la maag moom foofu ma sonnee Fallou taxaw foofu buy neex itam day taxaw parce que man am naa ngor ak fulla boo xamante ne bu méttee ñi fiy nekk bu neexee ñoom ñoo fay nekk boo ñëwee nag mën nañ laa yokk de waaye doo puus kenn de puus buy am yow la ñuy puus mais du fi ñi fi nekkoon. donc Mamady Ndiaye question bi anticipé nañ ci boo wax ci voilà moom daa nekk sa idole ngir dëkk yéen ñaar aussi Fadiouth mais à part loolu dañuy dégg ne yow jarbaatu Mamady Ndiaye nga affaire yu demee noonu da ngeen am ay lien de parenté wala bëggante bi si wàllum làmb ji kese. non am nañ ay lien de parenté sax xam nga mbokk dafa yaatu man sama yaay waa Palmarin la Gaskel Jamme sama nijaay la te Gaskel ak Mamady ci benn côté bi ay cousin lañ kon xam nga ne kon sama Mamady sama nijaay la noonu la fa demee ok sama nijaay bi benn côté bi doon sama moom ci benn côté bi waaw léegi ñu bëggoon a xam léegi Laga dëkk na si dëkk boo xam ne dëkk làmb day fay dëkk cosaan mais Laga est-ce que mu ngi sentir boppam ci côté soutien bi li maximum de soutien bi nga xamante ne war na ci Laga est-ce que waa Fadiouth ñu ngi koy def. non foofu noonu nag wax ji du ci sori de foofu noonu moom waaw ñi sës ci Mamady Ndiaye yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ay ñoom grand booba ñoom Eddy ñoom Edgar ñooñu ñëpp maa ngi leen di groupe boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw man instant bii nii boobu métti na méttiwul mun naa wax ne sax soutien bi dama koy xaar lu turoo xam nga lu tax damaa gis ñoo xam ne ñoom gën a sonn nekk Fadiouth te kenn jàppale wu leen te dem nañ ba doon ay champion. ay champion lañ du yàbbeel mais maam jégaan am na loo xam ne ñu ngi koy dund des fois mun na bañ a demee noonu ku mel ni lom ak ñoom lum damay toog di dégg gën a naan ay diw ak nii lu tax diw bëri jiw est-ce que ñu ngi gëstu ndax diw ñooñu am nañ passe bu leen yóbbu ci làmb ji fi yaakaar làmb kese du def dara entraînement te dina la bëre nañ gëstu boobu. ok léegi boo jógee foofu ci ancien boulevard yi est-ce que des fois parce que ni nga koy gisee si dëkk yi ngay waajal làmb ñu woo la ñëw jox la ay affaire wala affaire yu demee noonu est-ce que yooyu aussi yaa ngi koy am biir Fadiouth. non boo buggee dégg nag ancien boulevard yi nekk Fadiouth yëpp samay waay la mais nag dugg ak génn boobu ngay wax non non amatul Fadiouth loolu ba mu jógee Fadiouth yàgg na de ndax lan ah xaw ma de maa ci gën a tuuti loolu kañ du mën nga koy laaj xëy na boo jotee Mamady Ndiaye wala nga jot keneen nga laaj leen loolu ñoom ñi ñu jiitu waaw ok amul problème loolu dinañ buñ jotee keneen ci mag yi dinañ waxtaan ak moom mais ñu bëggoon xam est-ce que Laga moom bëri na arène maanaam am na combat bëri dóor nit avec frappe. non non combat bëri dóor nag amaguñ ko de mais ñu ngi koy xaar trop soxla nañ ko yéen a ngi ciy dox parce que tamit des fois bu ma ko waxee ci interview yëpp la répétition est pédagogique suñu gars yi mbër yi nekk ci zone bi fii des fois da ngeen di yéex a gëstu bëri dóor bi ba instant bi ngeen ciy dugg seen morom bi nga xam ne seen morom lañ dañ leen ciy raw parce que loolu yaa ngi ciy bàyyi xel. ku def lu tax duñ la raw de benn cas laa lay jox Ablaye Ndiaye bu muy bëri ji 3e combat la bëri premier combat 2e combat grand combat la dafa bëri lu tax ñi doon bëri simple morom yi doon bëri dóor rawuñu ko am na code boo xam ne boo ko amee ci bëri simple boo bëri jee automatiquement da ngay am code foofu parce que tur bi ñu nga xamee fii nii la mais Ablaye Ndiaye tamit foofu man du ma d'accord ak yow Ablaye Ndiaye exception la
Ablaye Ndiaye exception la parce que boo xoolee si gabarit bi ci aussi doomu mbër la yooyu yëpp dafay joué ak yeneen yoo xam ne nekkul ne fii lañ koy wax mais boo seetloo la plupart Ablaye Ndiaye nga lim mais ñi nga xamante ne dañoo dem si bëre dóor bi bu fekk seen morom raw leen ñoo ëpp ni Ablaye Ndiaye bi nga lim. moo jox la benn exemple. waaw ordinateur. waaw duñ ko raw foofu de. mais ordinateur est-ce que ba tey bëreegum na. mais am na. mais am na combat. combat moo tax lakk ñuy bëri ñàkk bëri bii nii yëpp combat moo ko waral. waaw ñun loolu lañ ciy bañ de tamit. moo ko waral am ko xaw ma sax. waaw mais am na combat. waaw ah kon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam combat boobu noonu. lan moom ordinateur pour loolu. waaw ñaan yi ci la de ñu ngi ñaan yàlla waaye day am ndam. kooku léegi da ngaa gis combat bi wala nu mu dëgg gisuma ko kooku ordinateur. waaw dafa mën a bëri. dafa mën bëre. ok. Sénégal de kenn rek moo ko fi dàq bëri. muy kan. xaar ma delloo la question bi. ah déedéet yow nga yaa ne moom moo ko tax a bëre waxal kan la. ki dàq bëri Sénégal kan la. non xaw ma ko gars yëpp ay bërekat lañ yow gudde xam nga la nga mën a wax diw moo ma dàqal bëre mais ki dàqal bëre Sénégal ba mu daj. ah Sénégal ba mu daj su ma nekkoon milliardaire. di joxe prix trophée. meilleur lutteur. sama diggante ak yàlla Mamadou Ndiaye laa koy jox. Mamadou Ndiaye te du man kese maa koy voté. waaw ku la neex laaj ko ñëpp Mamadou la ñuy voté. waaw loolu leer na mais léegi ñu ñëwaat si bëre dóor yi yaa ngi ci dox ay jéego dugg nga ci écurie am nga licence bu bëre dóor affaire yooyu noonu wala foo si toll. non licence bu bëri licence benn licence moo am léegi. moo am léegi. te renouvellement bi rek mooy problème bi tax bi. man waxuma la bëri dóor sax MMA wala catch wala boxe wala leneen. fépp fuñ ma woo. buñ ma joxee moyens yi ma dem defi ko. ok bu soobee yàlla. waaw donc ñu ngi lay ñaanal nga am combat daan amaat ay combat ba egg fa suñu papa yëgoon ñoom Manga Doy ñoom Yaxya Joob yëg yi dama doon roi des arènes loolu lañ lay ñaanal def carrière bu rafet mais ñu bëggoon a xam léegi Laga lan mooy objectif am ci làmb son bi Laga fan la teg bu tam. man de wax dëgg neex yàlla. fi gars yi di xool rek laay xool. muy fan. li tax ku nekk bëgg a bëre. ñëpp xam nañ ko Modou Lo moo ko yor. kese. muy 16 buur bi. 16 boobu faa mu dugaat Fadio. waaw bu soobee yàlla. loolu mooy sa gëm-gëm. xam nga si ñun la njëkkee. waaw. ci waa Fadio la njëkkee 16 boobu. waaw faa ñu jëliwaat. indiwaat ko. bu soobee yàlla. tegaat ko. 16 boobu suñu 16 la. waaw. peut-être que tàmm nañ ko. waaw donc ñu ngi leen di ñaanal loolu sotti. bu dul man sax mun naa doon keneen de champion yi nekk Joal Fadiouth mënu ñoo jeex. mais daal 16 bi na ñëwaat peut-être que. ok. pour bañ koo yaatal sax. waaw na ñëwaat Joal Fadiouth. waaw. ok loolu leer na léegi kooku mooy Laga Ndonga doomu Fadiouth bi doomu ndeyu Alfreda ak yeneen gars yi di ko ziar di sant Alfred aussi bu baax a baax gis nañ ñu taxawee ci affaire yi ba ñu mën a gisee champion bi mun a waxtaan ak moom yaatal ak moom ci lu bëri waaw Alfred moom amuñu feer ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sama grand bu cool la moom wax ñoom jaxa yi Mamadou Faye ñoom bokkoon école waaw Mamadou aussi ñoom Abdou Khadir bu Pa Boucar Diouf meeru Joal bi ñoom ñëpp samay grand lañ gis naa seen taxawaay maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mais dañ lay bàyyi rek yow nga wax ton mot de la fin waaw nuyu gërëm ñi nga bëgg a gërëm affaire yooyu noonu. waaw mot de la fin bi mooy di sant ñëpp rek ba pare di leen ñaan benn affaire séeréer yi la sax laay waxoon ba foog la séeréer chaîne nekk chaîne ino il faut inga am moyen ke o koy jalta oto kino kina ɓek ten ɓoyo i chaîne ke ndefna meen moƴatano njalade c'est que koy moyen ke mboge o kino kina yipanga ten o ɓoyum xaƴna o feet te ref lakas ka i mbug na ka ando naye fof na mbog kan mi magan cunga fo ko séeréer boobu mi leyima xooxes de mi maaga leyata waaw i chaîne nan nea ok waaw Lamyn TV comme ni mu ko waxee gars yi ku si mën a jàpp rek na si jàpp parce que ñun moom ay ndaw lañ te aussi ñu ngi góorgóorlu nekk si làmb ji waaw xaaruñu kenn nag ci lenn mais avec les moyens yi ñu am ñu ngi siy góorgóorlu bu baax a baax waaw ñu bàyyi la nga sant gars yi nga bëgg a sant gërëm ñi nga bëgg a gërëm aussi loolu da cee am solo bu baax a baax. waa sant bi nag mënut a gàtt de. non waxal rek. parce que sama yaay waa Palmarin la. waaw. ki jur sama yaay. sama maam bu jigéen waa Palmarin la. sama maam bu góor mooy chef du village yu yaay. waaw kon mënu maa sant waa Fadiouth sant waa Mbodiène waa Mbour bàyyi waa Palmarin ak waa Yaayeen parce que ñooñu tamit dañoo am wàll ci man. su may sant maa ngi njëkkee ci di sant waa Fadiouth yëpp. bàyyi ma kenn man aw ma noonu Fadiouth. lii maa la koy wax tey. aw ma noonu Fadiouth. dof laa xaw ma ñi ma bëgg ak ñi ma bañ. ñëpp nga boole yemal. man lu rafet laa dund ak ñoom ñoom itam lu rafet lañ may delloo. gisuma dara lu ñaaw. maa ngi leen di sant bu baax su ma ñëwee Mbodiène nag mu gën a garaaw. xam nga tax mu gën a garaaw. sama fan si këram.
waa Fadiouth ci bokk motuñu 10 motuñu 5 waa Mbodiène ñi ci nekk kenn mënu leen a lim parce que dañoo jàpp ñooñu maa ngi leen di sant bu baax li ñuy xaar ci man maa ngi ñaan yàlla am kattan bu ma leen ko delloo ki mel ni grand Joachim ak rakam grand Alain su ma demee Dakar grand Ousmane Marom Babacar seen de base grand Malick Marom Benoît Marom sama grand yooyu maa ngi leen di sant bu baax a baax am na benn grand boo xamante ne ba may bëri mbapat ba may jël télé wala wax de damay si photo ba tey nii du appel du dara Modou la tudd daf maa bëgg te yàlla tax non ñooñu amu seen fay buñ demee Mbour sama kër Pape ak sama waa koñ def naa bëri ay combat nommé yooyu noonu Mbour mbëri maa ci doon njëkk jeexal gi sama diggante ak yàlla kenn ki maa ngi koy santé muy monsieur Sarr sama directeur école boobu maa ngi école suñu ma joxoon bloc 100 billets su ma demee école 100 000 la may jox dama jël bii nga jox ko si supporter sama kaar day fees dara buñ demee yaay sama nijaay tonton Koli doomam Jaraaf ak sama maam chef du village maamu Ngóor sama waa Gàlle parce que su ma demee yaay du may toog sama kër maam de waaw dëgg dafa wéet Jaraaf rek moo koy xale maa ngi Jaraaf te yenn saa Jaraaf Dakar loolu nekk maa ngi gërëm ñoom Mariam ñoom Souley ñoom El Hadj ak seen waa Gàlle yëpp faamam ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant su ma demee Palmarin sama nijaay Ablaye Bass sama rakku yaay maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ba ma ñàkkee yaay ba tey yëguma ko xam nga la tax ay rakku yaay yu baax su ma namee yaay rek damay paas dem Palmarin toog suñu kër mos ngaa gis kuy ndékki ay 4 fois 5 fois damay ndékki ko raw su ma demee Palmarin ku nekk def may defal ndékki am nay temps su ma demoon Palmarin ku nekk day indi boolam toog ne ma boo añulee dama lay mere ñooñu mënu ma leen bañ a sant am na sama benn grand ndong la sant bi man Germain sa doom baay Germain maa ngi koy sant bu baax waa train matinal samay boo yu baax en corona bi daaw 6 heures du matin lañ ma doon yee entraînement boo corona bi jeex tak ñoom Jo Benoît ñoom Lee Maurice ñoom Petit Mono ñoom ñëpp ku lim juum daal waaw ñooñu ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax waa kër Pa Boucar monsieur le maire ñooñu ba dara dul dara ba tey dañ maa gëm parce que tamit dund naa ko ñoom Arfan maa moom amul fuñ dugul li mu ay nit sañ ta wax sax Arfan daf ma koy wax parce que am na sañ-sañ ci man dafa am sañ-sañ ci man kooku dafa bokk ci man sama waa kër la ak sama jabar Nabou Diouf ndax Ablaye Ndiaye sama doom bàjjen la Nabou Diouf sama jabar la sama mag la kooku tamit maa ngi koy sant bu baax foofu lu xalaatee lu baax rek conseil bu baax boo xalaat rek Nabou Diouf mu ngi koy yor grand papito ak sama fans yi nekk ci àdduna bi yëpp maa ngi leen nuyu bu baax booy bu réew bi ci kër bi tamit maa ngi koy nuyu ni naa ok jaajëfal nañ la nga di jaajëfalaat Alfred di koy gaa yëpp des na keneen de waxal maama di xam na ko ta maman waaw ak Tavero waaw suñu kër parcelle maa ngi leen jaajëfal ñoom ñëpp sama ñoom nijaay ñi fa nekk ñoom Issa Bass ñoom El Hadj Niakhar nekk kër goo xamante ne dafa neex kër Baye Fall lu seen koñ boo dem rek wala dëkk boo dem ci village rek am na kenn ku fay daje ak sa morom seen te bu ñëwee ñun foofu ñun ñëpp dañuy nekk sama waa kër lu seen waa juróom dégg naa leen dégg trop waaye xel baa ngi ci ñoom ñun tamit dañ ci jàpp ba tey ma àgg fii lu seen nag non caat mooy mention spéciale Émilie Niakh moom seen waa kër yëpp waaw rafet naa noonu la deme woon fii ci Lamyn TV bu beneen yoonee ak beneen jour waaw ak feneen aussi ñu dem seeti beneen champion waxtaan ak ñoom parce que nekkuñ fi aussi pour di seeti ñi nga xamante ne ñoom ñooy ancien gloire yi des fois nga dem si ancien gloire yi ñu raconté la liñ def mais des fois nga seeti ñi nga xamante ne ay xale lañ ay ndaaneen lañ ci làmb ji di def lu rëy ñu wax la liñ jot a def ak fi ñu bëgg a jëm aussi loolu am na ci solo bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal gars yëpp di leen di remercier